jërë ngeen jëf yéen ñi bàyyi xel seen site internet bi di Rafah TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen baalu xaq di leen baal xaq di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel ci àdduna wërngal këpp ci émission yi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci biir Rafah TV di ko feggoo ak yéen ci durant mois de Ramadan bi ñuy ànd ak yéen di invité ay gan yoo xamante ne dañuy waxtaan ak ñoom jëme ci seen ay yëngu-yëngu tey nag ñu dalal koo xamante ne ndaw la dëkk Touba di yëngu ci wàllum politique waaye également nekk conseil municipal bu Touba ñu bëgg a waxtaan ak moom jëme ci wàllum yëngu-yëngoom wala di yëngu tamit ci ay activité am ak passé ma yu demee xam naa dama ko jox kàddu gi rek mooy général Diène mi nga xamante ne dootuma ko présenté ci biir Touba mu nuyoo su nuyoo ba pare ñu doog a dugg ci laaj ak tontu yi. Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu également équipe bi nga àndal équipe bu Rafah TV bi di rafetlu aussi seen déplacement koor gi xat na ak état d'urgence bi couvre-feu bi ngeen topp guddi gi ñëw vraiment loolu cër la. Choisir ma ci seen émission maa ngi leen ciy sant di leen gërëm. jërëjëf général Diène lay wuyoo nekk ndaw ci biir Touba di yëngu ci li nga xam ne que moom mooy wàllum politique général ñu bàyyi la nga def sa identification pour nit ñi gën laa xam bu ñu bëggoon xam kan mooy général Diène. waaw général Diène général moom du tur surnom la waaw man maa ngi tudd Mamadou Diène Guèye waaw Diène Guèye Diène ji suma mentor suma patron Moustapha Cissé Lo moom moo dafa xorom moo mu tuddee Diène moom au lieu que mu wax jenn mu ne Diène léegi nag xam nga Cissé Lo moom kilifa la te yàlla daf ko dimbali waaw daf ko barkeelal lu mu wax rek ci la nit ñi di topp moo ma tuddee Diène di wax Diène général Diène Guèye ba Diène ji kii mais man Mamadou Diène Guèye laa tudd waaw général ji nag ñu ngi ma ko tuddee en 1993 booba yëfi xale yoo xam ne comme rek gone boo masaan nekk nii dëngu yëngu man li may wax gars yi damaa yëngu ba nga xam ne boo ma tëjoon ci ngunu sax dama lay déranger loolu moo taxoon am suñ benn grand bu ñuy wax Mao Guèye moo ma tuddee woon général waaw 1993 ñu bari dañuy jàpp ne sax ci politique bi laa tuddee général mais fekk du loolu man bi may ñëw damaa indaale gratu général. sa carrière politique la ñu daal dugg automatiquement politique gis nañ ne ndaw nga waaye teewut am nga foo jaar bari na mais dañuy dugg ci lan moo la dugal ci politique. waaw politique xam nga li tubaab di wax rek destin kenn mënu ko jéggi politique man maa ngi ci dugg bi Macky Sall génnee rek bi Macky Sall génnee PDS ci laa dugg ci politique ndax booba dama jàpp ne injustice am na dama jàpp ne tamit président Macky Sall nit la koo xam ne si ne li mu liggéey ci PDS liggéey ko ci gouvernement Ablaye Wade mérité wul liñ ko def man tamit ma ñëw di ko jàppale. waaw ma dugg ci politique jàppale daal président Macky Sall moo ma dugal ci politique. nga dem bu jamono yooyu yaa ngi ànd ak président Moustapha Cissé Lo wala boobu ci carrière bopp nga dugg. non man président Moustapha Cissé Lo moo ma formé loolu wax naa ko fépp loolu nekkul lu ñuy nëbb man ku ma xam. boo ma identifié ci politique rek da ngay identifié wàlle président Moustapha Cissé Lo ndax man ci keppaaram laa génnee waaw bi ma ñëwee di jàppale président Macky Sall te booba tamit mënoo jàppale président Macky Sall te àndoo ak Moustapha Cissé Lo wala sa njàppale du fës ni mu war a fësee wala doo ci agsi fi nga bëgg a agsi ndax nag booba du moment bii xam nga nguur moo nekk loo xam ne ku nekk lu sotti am borom mais booba nag wax dëgg yàlla am président Moustapha Cissé Lo moo fi nekk. waaw nekk le général de guerre ñun ñu nekk ay layet naam topp si moom di jàppale président Macky Sall waaw. diir bi fa def ñaata at la wala yàggoo fa lool ci Moustapha Cissé Lo ak sa ànd ak moom noo ko jàngat. waaw président Moustapha Cissé Lo yàgg nañ moo ma formé xam nga nit ki fu mu jàngee moom foofa yàgg na fa moo ma formé wax dëgg yàlla ma koy nuyu de passage di ko ñaanal yàgg nañ mais xam nga àdduna ànd bu sax amul yàlla dogal na ànd nañ. bi ñuy ànd tamit ànd naa ko ci ngor ak jom moom it wax dëgg yàlla mu nekk suma papa nekk suma kilifa jàppale ma def lu bëri ci man mais fii yàlla yemale ànd bi en tant que nit ak leader politique am foofu yem na fa. mais nag non mais et puis ba léegi président Moustapha Cissé Lo bërki démb déggante nañ wax nañ lu mat ay 30 minutes man ak moom
sama papa la kooku séquñu ay affaire politique ay politique nii comme politicien bu génn nii di kii nii noonu li ñu séq mooy doom ak papa waaye comprendre nga ak nit koo xam ne dafa am ab empreinte di ko former moom li mu sañ ci man benn leader politique sañu ko ci man président Moustapha Cissé Lo ba léegi nii su déggee moo wax loo xam ne si ne d'accord ci day yëkkati téléphone am Diène li nga wax d'accord ma ak yow su ma bëggee tontu mu ne noppil doo wax xam nga yooyu c'est des affaires yoo xam ne waaw xam nga yooyu bu ma gisee appel am mu may recadrer daf may neex ndax damay sentir ne maa ngi ci daara ba léegi waaw vraiment amuñu benn problème. nga jóge ci moom dem ci maam Khary wala Pathé Diakhaté ko ci dem. xam nga yooyu débat la yoo xam ne aussi tamit il faut mot na leeral occasion nga ma may man benn parti politique laa mas a bokk muy APR président Macky Sall bi mu fiy nekk di opposé boobu Abdoulaye Wade mi ngi fii booba Touba gi siège su Madické Niang la woon xaalis bu bari di ñëw Touba. te kenn ku ne xam na ne président Ablaye Wade booba soxlawaat na réew mi pour 3e mandat xaalis bu bare doon dugg ci dëkk bi mais man ak ñi ma àndaloon su ma nawle yi ma àndaloon dañ koo bàyyi woon ñëw jàppale président Macky Sall te leeruñu woon ba xam day gagné kon loolu jàpp naa ne ngor la jom la tey su fekkoon na man politicien laa boo xam ne si ne ay intérêt moo ma intéressé bu may ñëw di dugg si politique damay dem jàppale si Ablaye Wade bu jeexee ma daw dugg si président Macky Sall mais dama ñëw ak principe opposé ni mu méttee li may wax nii ñu bëri ci parti bi mën naa leen jël témoin ñun président Moustapha Cissé Lo daf ñoo formé bu metti waaw parce que buñ masaan a ànd ak moom 8 heures la ñuy départ andoo wër commune 16 communes yi nekk ci Mbacké yépp dañ daan xëy wër ci 4 ba 5 ba 6 bu ñu xëyee wëraat yi des di nooyal foofu yépp bu ñu xëyee 8 heures daanaka bu ñuy agsi 22 heures ay jot su ñu ñëwee ñu tàggatoo ku nekk naan ndox ñu delluwaat te teewul da ngay yeewaat 8 heures ñëw comprendre nga kon dama bëgg a leeral foofu rek kon su ma nekkee ci benn parti musuma transhumé man leader nag ci biir parti yi leader yu bëri yi nga xam ne ñu ngi leen di tudd di ma tudd ci biir parti bi lañ ma fekk ci biir parti bi lañ ma fekk man dama gëm ne programme président Macky Sall lay jàppale képp ku ñëw même su fekkee ànduma ak yow képp ku ñëw même bu fekkee yow doo suma leader ànduma ak yow képp ku ñëw di jàppale président Macky Sall war naa laa jàppale sax bi ci gën a tuuti mooy bañ laa xeex bañ laa fakastal bàyyi la nga def li nga bëgg a def pour jàppale président Macky Sall leader yooyu yëpp ngay dégg nag loolu rek moo ma boole ak ñoom mais nag man dama am sama fayda bopp am sama fulaay bopp boo xam ne moo ma permettre man bëgg na ma ànd ak ku nekk mais pare naa pour tàqali ko ku nekk. d'accord bi nga tàqali ko ak Moustapha Cissé Lo ci nga ànd ak ki nga xam ne moom mooy président Pathé Diakhaté wala soxna Maam Khary kan nga ci ñu ko àndal. Pathé Diakhaté laa njëkk a àndal. Pathé Diakhaté seen ànd nga ci résumé ma sa diggante ak Pathé Diakhaté nan la demee. non Pathé bi ma président Moustapha Cissé Lo xam nga politique du ñàkk ay gis-gis yu ute bi ma jógee ci président Moustapha Cissé Lo xuloo ak ña nga xam ne ñoom laa fa nekkaloon ci ay gis-gis yu ute ma jàpp ne fii nekkatul sama place ndax sentiratuma fi sama bopp ci kër gi ni mu doon doxe ma ñëw ndax nag booba man damay koy wax gars yi man su ma nekkoon jigéen ci politique man caga bu jar laay doon waaw parce que nag fi ñu ma formé la ak li ma xam comprendre nga et puis man du ma cuune ci bagage yi loolu ñi ma koy defandool xam nañ ko waaw bi après ci laa gisante ci laa waxtaan ak Pathé Diakhaté ñu ànd man ak moom mais nee naa la ànd moom toujours ñaar bu ñu koy def dañuy déggoo ci dara bu ñu demee ba déggootuñ ci dara rek ànd boobu mën na yem surtout ànd politique li ñu nekk du diine du daayira du islam taxawalu sariya taxawalu diine xalaati àdduna rek ci la ñuy ànd ak pexey àdduna suñ ci amee lu ñu d'accord ànd ci suñ demee ba d'accorduñ ci wala loolu la ñu tënkoon jeex sax mën nañ tàqalikoo comprendre nga mais en tout cas man képp ku ma mës a àndal muy Pathé Diakhaté muy Cissé Lo muy ku mën a doon kenn mënul génne vidéo wala audio boo xam ne dañ naan général àndoon naa ak nit démb xoolal li mu ko wax tey. donc nga jóge ci sëñ Pathé Diakhaté daal dem ci soxna Maam Khary actuellement ba léegi yaa ngi soxna Maam Khary wala da ngaa berse yoon bopp na ci politique. non man mënuma am leader politique. non mënatut nekk. non xam nga COJER bokkatuma ci COJER
COJER man maa ci ñu ko samp laa bokk. COJER man taw ñoom Abdou Mbow laa si nekkoon man bokk naa si ñu njëkk représenté parti bi ci ay séminaires yu COJER def au niveau national yi université de républicaine yi ñu daan def Mbodiène man dama daan jóge fii di représenter département bi booba yàgg na kon tey su Abdou Mbow demee ba bàyyi 13 bàyyi wan war na maa mën a may nag suma rakk yi ñu ñëw nag wane seen ba parce que suñ politique gu Sénégal li ko yàq mooy mag ñi dañ dul avancer. dañuy waaw dañ dul avancer. xam naa dinañ dugg ci biir waxtaan boobu mag ñi dañ dul avancer man nag li ma gëm mooy mbir boo ca nekkee ba sa temps jeex wane fa say limite jàllal sa rakk ñëw moom it nga may ko sansam tey suñu rakk yi fi nekk ma leen di nuyu de passage ñoom Basirou Mboup ñi ngi doxal te loolu rek la ñun bi ñu fi nekkee li ñu fi mënoon def nañ ko après ñun dañuy jàll bàyyi yeneen nit ñi ñu ñëw noonu rek la demee waaw. ci wàllum politique lan mooy sa relation ak lan ndax bu ma jumut conseil municipal nga ci maire bi Touba loolu bëgg naa nga dikkal ma ci lan moo fay say liggéey ak ci wàllu jëm ci wàllum jeunesse bi nga fay taxawal mel noonu nga gën ñu cee leeral ci wàllu woowu. xam nga conseil municipal bi maa ngi remercier population Touba yépp ndax man su ma nekkee ndaw nekk ci dëkk bi ñuy tànn téeméeri conseil ci dëkk bi Touba population bi ñu ngi leen di xayma ci ay 2 millions jëm kaw ñuy tànn téeméeri nit ci biir ñooñu boole ma ci loolu sant yàlla la ah vraiment loolu sant yàlla la ndax gënuma fi ëpp ma fi xam-xam kon man suñ ma coptee dugal ma ci conseil municipal bi loolu cër la. conseil de la jeunesse nga. man conseil municipal la nekk conseil municipal la ci mairie bu Touba. comprendre nga bokk ci conseil yi di siéger ci administration locale bi di bokk fi di toog fi kilifa yi di décider. loolu nag sant yàlla la. loolu nag maa ngi ciy remercier bu baax vraiment ki ma formé muy président Moustapha Cissé Lo di ci remercier aussi monsieur le maire Abdou Lahad Ka ndax wolof def ne ku santul nit doo borom xam-xam yi dañ ne ku santul nit doo sant yàlla. maa ngi leen ci sant bu baax parce que ci formation am laay génne mais Abdou Lahad Ka tamit joué na ci rôle bu rëy am ci man confiance gis ma jàpp ne bokk naa ci jeunes yi am avenir ci dëkk bi mu copte ma dugal ma si kii bi parce que vision am la mu ne moom dafa bëgg ëllëg xale yi xam nan la ñuy gérer lan mooy collectivité locale. vision boobu tamit ñun ñëpp dañ ko war a saluer. maa ngi ñaan tamit ëllëg sama yeneen rakk yi ñëw ñoom tamit am sens am expérience lan mooy conseil municipal. léegi ci sa biir conseil municipal boobu nga nekk ak monsieur le maire Abdou Lahad Ka ndax am gis nga ne taxawaay ba war Abdou Lahad Ka ci ndaw ñi ndax am bi nga koy def wala gis nga ne lan nga ñu mën a teg loxo lu palpable loo xamante ne maire bi wala boog def na ko ci ndaw ñi. waa xam nga Moustapha bilan lu jafe la ci àdduna bilan lu jafe la xam nga lu tax mu jafe ñi koy apprécier groupe bi mën nañoo bañ a tolloog ñi koy critiquer parce que fi ñu toll ni bilan lu mu rafet leen rek moo la ci may sens mooy yàlla may la sens nit ñu bari dëppoo ci ne am nga bilan comprendre nga mais vraiment man li ma gëm mooy lenn rek laa lay njëkk a wax ci lim defal jeunesse bi man xam naa lu mat 4 jeunes yoo xam ne dugg nañ ci conseil municipal bi yoo xam ne moom ci vision bi lañ ci duggee bul fàtte ne depuis 1976 lañ nekk commune rurale bi ñu ñëwee acte 3 de la décentralisation nekk commune ñun am nañ chance bu bokk ci jeunes yi njëkk a nekk ci commune ci commune bi nga xam ne histoire bind na loolu ci vision maire Abdou Lahad Ka kon loolu rek bilan la jël lu mat ñeenti jeunes te c'était pas évident ndax ni dëkk bi tëdd la nga jël leen dugal leen ci ab conseil municipal ñoo xam ne mosuñoo siéger kilifa yi fa war a toog xamuñu yan comportement lañ yore nga risque jël leen loolu rek bilan la parce que ñun tey jii ña nga fa au moins nekk fa sagu yeneen jeunes yi nga xam ne si ne représenté leen fa loolu rek bilan la ak yeneen projet yoo xam ne si ne tey jii taxaw na mu ci jàppale jeunes yi di leen ci accompagner parce que même comité giblage bii ñuy def ci ceeb bi jeunes yu bari la ci dugal ñu ñëw di suivre. ci ceeb boobu noonu ceeb bi ak mairie bi lan nga ñu ci mën a indi lu leer loo xamante ni nit ñi dañuy xam fan la ceeb bi jaar. xam nga mairie bi moom génn na 200 millions jënd ceeb mu nekk 400 tonnes ceeb mu séddale ko yaakaar naa ceeb bi kenn gisul fu ab
ñi bokkoon ci ñi koy séddale ñëpp ku ci nit génne ab saako dem jaay ko kenn mënu la koo wax. dégg naa ñu ne am na ñu jot a génn ci yéen ci ñi nga xam ne ñoo doon séddale jaay am na ñu ko wax. non da nga may tuddal ay tur man question bu ragal du ma ko tontu man nag sama mbir nekkul foofu man xam nga sama mbir fan la nekk Moustapha soo bëggee ñu waxtaan man yaakaar naa foog naa ak dégg naa du ma ci dox man xam nga laa bëgg boo may waxtaan da nga may tuddal tur. keroog déglu nañ benn émission boo xamante ne ñu ngi ko doon defee kii moo ko doon def fi mu tuddati Babacar Samb mu am benn mara bu mu daraloon muy wax ba tudd ci wàllum ceeb bi ñu ne am na ci ñoo xamante ne sax dañuy jaay léegi nag yow nga xamante ne yaa fa nekk danga may leeral. loolu amul parce que dama lay wax benn affaire commission ba amul kenn ku la mën a tuddal turu nit ne la kii jëlee na fa benn saako jaay ko amul. loolu laa la wax sa défi quiconque. ay quota yéen ñi nga xam yéen a ko doon séddale. nee ma quota nangam lañ la jox ak fii laa ko jëlee xam nga loolu moo ci am solo. loolu moo ci am solo beneen affaire bi si topp xam nga ceeb bi mu ñëwee li ñu njëkk a def mooy dañoo woo chef de village ñu ñëw kenn ku nañu jox la quota nga dem beneen bi ci topp sëriñ si yi nga xam ne ñoo yore njàngam alxuraan mi rabita bi ñoom sëñ Maam Morom sëñ Fàllu ñu jox leen seen quota comprendre nga agent yi nekk ci biir commune bi li indi woon wax ci agent yi nga fay liggéey ñiy tonn mbalit ñi nga xam ne commune bi ñoo leen di tonnil mbalit ñi nga xam ne ñooy bale tali bi ak ñooñu ñëpp ñu jël leen kenn ku si nekk ndax xam nga ne nit bu demee ba choisir liggéey xeebuma liggéey boobu sax waaye yendu si àll bi di tonni mbalit comprendre nga kooku bokk nga ci cas social jàpp naa ne yoo xam ne si ne dañ laa war a jàppale comprendre nga beneen bi si topp mooy coow li bëri na mais xam nga nit booy tuumal nit tuuma li si ëpp importance mooy da ngay teg baaroom ne général de jox nañ ko quota temps wala général fekk naa ab saako ci bitig borom bitig bi ne général moo ko fi indi jaay ko wala nangam man ceebu commune boobu ci koor laa nekk sëñ Touba laa gëm man ñëpp ma xam ak sëñ Mbàkke Dabasaar maa ngi giñ ci sëñ Mbàkke Dabasaar mi mosul ko jébbalu man su fekkee ne ceeb boobu sóor nañ ci genn wàll libre fii ci sama kër yàlla nañ ma ko laaj yomal xiyaam te ci ñi ko doon séddale laa bokk amoon naa ci accès su ma neexoon dinaa defi pexe jël fukki saako dugal ko fii di ci lekk man ak sama njaboot benn pep man sóoruma ko ci suñ kër gi man dafa am loo xam ne su ma deret moo ma ko mayul te ni mu valable ci man noonu la sama nawle yi di ko doon séddalee valable ci ñoom waaw man sama ambition wolof def ne ku ñëpp xam foo jëm doo gaaw a yegg yaa ngi dégg mais man nag vraiment am na man bokkuma politiciens yi nga xam ne dañuy xaar nomination comme président nommé la nii ci bit bokkuma ci politiciens yooyu man am na lu ma gënal nomination néew ma nag bëgguma ko mais am na lu ma ko gënal politique nag maa ngi ci nekk ci terrain bi di xeex di jàppale président Macky Sall mais man li ma gëm mooy li tax ñu tànn ma ci ndaw yi ba def ma conseil municipal ma dugg ci ab liste ñu fal ma parce que poste nominé poste bu ñu la nommé ak poste électif bokkuñu électif moo gën a crédible ci politicien dama dem sama benn bureau xarit ab directeur la ma ne ko da ngay fexe ba gagner sa localité ndax boo gisee Mbaye Sakh Diop mën a régner 23 ans de carrière nekk ko Tëngéej i bëggee nekk ko Mbàkke 23 ans de carrière c'est parce que dañu doon gagner seeni gox politiciens yu bëri dañuy def ay lobby pour ñu leen di nommer gis nga ne foofu laa bi ma terminé politiciens yu bëri dañuy def ay lobby pour ñu leen di nommer mais politicien dëgg day fexe bay falu ci goxam waaw kay di def ci goxam falu ci goxam waa goxam bëgg ko nga xam ne bu ñu ko xoolee ci ab liste tey jii mën nañ bu fekkee juróomi nit ñoo war a falu ñeenti nit ñëpp waa dëkk bi bañ leen yow sa jënn jëmm ji nekk ci liste bi tax liste bi jàll noonu la politicien di mel waaye am na ñu bëri dañuy def ay lobby pour nekk ay chargé de mission ñi naan ba ma bëgg ñu nommer ma directeur nga xam ne bu ñu la ko xasee nommer lobby moo la ko jox mais doo xam sax terrain politique terrain la politique terrain la léegi ñu duggaat ci ba tey ci d'une manière générale APR ci biir Touba APR ci biir Touba gis nañu néew ngeen fi doore lool ndax am yéen a ngi pexe ngir mën a suqaliwaat APR ci biir Touba ak jëf gi nga xamante ne moom mooy lii di jëm ci wàllu mbas mi naka ngeen koy dundee yéen waa APR jëm ci askan wi. waaw bu dee APR Touba moom parti bu lompoñ la. Touba parti bu lompoñ la. parti la boo xam ne gëw ma ne li des ci avenir am mën na cee génn ci Touba gëw ma loolu man général. te su ma ko waxee am naa courage wax ko ndax dafa am ñaari responsabilité yu ci am bi ci njëkk mooy njiitu réew mi daf ci am responsabilité njiitu réew mi dafa dimbaliwul ñu koy jàppale fii ci Touba kooku muy dëgg
ci politique ci njabootu politique am bu dee ay réalisation nag jàmbaar la ci torop mais ñi koy jàppale si Touba njiitu réew mi jimu ci dara parce que dëkk bu toll ni Touba ñu naan bu ñu weesoo Dakar ci wàllu population Touba la ñuy ñëw mënoo ne ministre bii lañ fi nommé muy dem di siéger conseil des ministres mënoo ne directeur général benn direction bu am doole boo xam ne jébbal nañ ko waa Touba te ñu am ay cadre am ñoo xam ne dañu xeex ba xeex jotee président Macky Sall bigam boobu mu mel ni da koo jombale waa Touba coow lu nekk jaar fi mu recevoir Pikine recevoir Fatick recevoir fu ne ñun ba léegi mu suñu président Macky Sall mënul invité responsable Touba yi yóbbu leen salle des banquets toog wax ak ñoom xeex bu ne jaar fi attewu leen ça veut dire que président Macky Sall lu dal politique am si Touba rek moom am na ci responsabilité bu mag kooku mooy dëgg. beneen bi ci topp tamit ñun li ci suñu responsabilité mooy ñun moment bi ñu gagné Abdoulaye Wade def fi 12 ans samp fi ay reenam ñu waroon taxaw na xeex pour sempi reen yooyu dugal fii reenu APR dugal ko si xolu nit ñi moment boobu ñun tamit ñuy xeex ci suñu biir ba yàq lu bëree bëri. loolu yàq na ci lu bëree bëri waaye nag naqarik ay tamit du tee ay am na ñuy xeex te teewul Macky Sall di leen nommé soo demee Guédiawaye Lat Diop ak Alioune Sall ci tojante bopp lañ dëkk mi ngi nii barki démb la jox Lat Diop LONASE nommé woon fi rakkam comprendre nga soo demee Fatick Mbagnick Ndiaye nga fa sama grand Cheikh Dieng ma nga fa ñu nommé ko PCA bu Prodac Thérèse Faye région Fatick la dëkk Birame Faye fa la dëkk Cheikh Kanté fa la dëkk Matar Ba fa la dëkk ak seen i député ak seen i PCA ak seen bu la ñuy def te yëguñu ko léegi nag ñu bàyyi ñun sànni ñu mel ni ñun bokkuñu ci njabootu politique am moom nag na xam ne li des ci avenir politique am ku ko dig ne ko da ngay gagné Touba ci situation bi da koy nax loolu du dëgg parce que nit ki boo koy rëbbaloo da nga koy jox ay bal yu mu mën a rëbbee mais damal jàppal ma këyal gi te da nga kaa war a dàq ba jàpp ko loolu du facile du yomb. Covid-19 bi ñàkkul ne responsable politique yi am na lu leen ci war ci askan wi naam gis nañ son excellence monsieur le président li mu def waaye tamit gis nañ di ko jiitu Serigne Mountakha effort bi nga xamante ne def na yàlla fi yàgg loolu te ànd ak wér ndax béréb bu njëkk ji rek mu jël 200 millions joxe ngir jox ko njiitu réew mi te xam ne fii ci Touba nit fi amee ay taalibe noonu la amee ay taalibe ca Gossas tax mu jël lépp teg ko ci ki nga xamante ne moom mooy borom réew mi teg ko ci loxoom loolu lu rafet loo xamante ni ñaan yàlla mu yàlla fi loolu te ànd ak wér léegi nga responsable politique yi ci biir Touba ndax am nañu war taxaw askan wi taxawoon na. waaw dañuy ñaanal sëñ Mountakha rek ci geste bu rafet boobu mu def mais loolu moom loolu du lu bees taxawaay boobu du lu bees sëñ Mountakha moom taxawaayam yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko sagu murid yépp la sagu umma islamique bi yépp la wax dëgg yàlla am nag su Covid 19 moom responsable politique local yépp jàmbaar lañ ñépp seen taxawaay rafet na du ma wax loo xam ne fii gëwuma ko man ragaluma kenn ginnaawam ak commencé par Cheikh Abdou Bal le ministre conseiller di ko remercier aussi si taxawaayam parce que wax dëgg yàlla am ku bëgg a fedee dara dafa fekk nag lu tasaaroo rëbëjoo bi muy ñëw loolu la fi fekk comprendre nga mu nekk lu difficile ma ko ci ñaanal comme gis naa ne ku bëgg a fédérer la ku bëgg a liggéey la jàmbaar la maa ngi gis muy jàppale daara yi di jàppale yépp ak ñeneen mën naa lim ñu bari waaw mais soo lim bi soo si duggee mën nga fàtte koo xam ne sax waroon nga ko lim mais que Cheikh Abdou Bali comme kilifa la mbàkke la di kilifa li ñëpp li sëñ Touba li mu doon ci ñëpp la doon ci moom ba noppi ba luuti ku nekk ministre mën naa ko tudd mu yóbbaale ñu des mais amul benn responsable politique bu nekk fii te defoo si dara président Moustapha Cissé Lo votetul Touba nekkatu fi bu ko neexoon ne man amatuma électorat bu ma fi carte tuma fee faloo parce que moom nee na retraité na politique ma koy wax nag loolu mu def noonu bala ma wax ci moom sax noonu mu waxee ne retraité na bëggut a nekk député ak yooyu naka wax ñoom Moustapha Niass nag wax ko ay ñoom Aminata Mbengue Ndiaye wax ko ñooñu ñu dem noppalu ji parce que ñooñu tamit aussi ñu la bokk ñoom coalition mais gars yi kontaanuñu parce que dafa nank koo xam ne depuis Senghor ba léegi yaa ngi falu nañ dem toog noppalu ji am na jeune cadre yu nekk fi ñu jox leen seen sens àdduna kenn mënu ko ñëdd mais toog si nguur ba dee tamit aussi mooy lan la tekkiwul dara nit ñi tamit aussi nañ honnête lan moo tax màggati politiciens yi du ñu retraité kooku tamit question bu ñu war a posé la Moustapha Niasse fee mu toog du place am quoi qu'on puisse dire mi ngi jàppale président Macky Sall man président Macky Sall laay jàppale mais man kenn tënkuma pour ma wax lu ma xalaat fee mu toog ne te ay 80 ans du place am xam nga fan mooy place am
toog di ku am problème mu woote di fédéré Aminata Mbengue Ndiaye mu dem noppalu ji ñoom Aminata Tall décret yi ñoom Ousmane Sonko di wax nii naan dañ ko signé ñooñu waroon nañoo rus sax ñu leen di jox xaalis ñu di ko lekk parce que xam nga lan mooy problème bi kenn ku ci nekk la nga waroon a def la nga waroon a def démb bu fekkee tey nga ko bëgg a dabaatal c'est jeex na comprendre nga wane nañ seen i limite ci réew mi nañ dem toog jël jeunesse bi nga xam ne si ne ay cadre lañ jàng am xam-xam ñu accompagner leen ku nar a déraper ñu toog woo ko wax ko ni kon fii ngay teg sa tànk nii Moustapha Cissé Lo wax ne moom bëggatut a dem assemblée nationale nangam na leen ko wax ñoom ñu yóbbaale leen si ndax moom ay collègue am lañ. waaw ay classe am lañ mais toog si loolu dafa metti ñu baree bari te am na ñoo xam ne amuñu courage yu wax ko man nag président Macky Sall maa ngi koy jàppale ay at la yorut sama wërsëg yorul sama li ma gis mooy gis naa ne ku am ambition la ku bëgg a jàppale réew mi la mi ngi koy def li fekk mi ngi foofu maa ngi fi man ci wetam di ko jàppale mais ñii moom màggatam yii moom war naa wax ak ñoom bu Covid bi jàllee may ma rek ma terminer ci point boobu su Covid bi jàllee war naa xool nag ma xool jeunes yi nga xam ne si ne am nañ expérience bëgg nañoo liggéey ñu ànd ak ñoom liggéey niveau type sénégalais ñu avancer réew mi te bàyyi màggat yi nga xam ne depuis l'indépendance ba léegi nag ñu ngi fi nag toog vraiment man d'accord ma ci loolu. moo ne man su ma nekkoon député damay def benn proposition de loi li ñu wax ne xam nga def nañ benn proposition de loi ba ne ku am 75 ans mënatoo nekk candidat présidentiel dañoo waroon def képp ku am 75 ans mënatoo nekk jiite ci bopp institution benn institution Sénégal loolu la ñu waroon def waaw képp ku am 75 ans mënatoo nekk ci benn bopp institution Sénégal ñu dem noppalu ji parce que xam nga lan mooy problème bi ñoom suñuy kilifa lañ ñu ngi leen di ñaanal yàlla. mais mënatuñoo am teraanga duñ amutoon te gis nga nit boo waree dem taxaw da ngay xatal heure boo waree dem taxaw war a avancer taxaw rang bi du avancer comprendre nga parce que Moustapha Niasse tey fee mu nekk ne bu fa benn jeune 30 ans wala 40 ans nekkoon Aminata Mbengue Ndiaye fi mu nekk ne bu fa jeune 30 ans 40 ans nekkoon ñu xool jeunes yi amal may leen sens ñu dugg ci biir comprendre nga kon ba nëgë ni Sénégal dem na mais gis nga Sénégal xam nga lan mooy problème bi ñeddu ngóor mooy nañ fexe rek. jamono toll na foo xam ne ñun ñëpp dañu war a fexe lépp lu ñuy nekk ñu xam ko lépp lu ñuy wax ñu xam ko gis nga xam dañoo nekk ci jamonoy xam ndax fi mu toll li tax jamonoy xam mu ngi doog a baax mooy dañu nekk ci jamono joo xam ne tasaare mbon dafa yomb véhiculer information bu dul dëgg dafa yomb te gis nga nit ki bu fekkee lu ñëw nga dugal ko boole ko ci sa bopp dugg ci erreur da lay yomb surtout WhatsApp yi xew ak réseaux sociaux yi ñu gën a moytu. di am ay sources yu leer di doog a réagir comprendre nga foofu la toll man loolu laay digal suma génération ba noppi ñu am fulla am jom parce que ñun Sénégal suñu kilifa yi ñu ci bari xamuñu nawle surga lañ xam comprendre nga bépp jeune bu am courage am ambition am foo bëgg a jëm duñu nangu loolu bëgguñu ku leen di critiquer bëgguñu ku leen di wax dëgg kuy tàccu rek la ñuy wër te loolu nag yàlla bind na ñoo xam ne même buñ deen xëy ndekki wuñ sax duñ mel noonu comprendre nga kon nag nu ñu xam ne pour nga mën a am ay tabaski yu baax da ngay nungoo yar ay mbotee kilifa yi nekk ci politique bi nañu jàppale jeunesse bi jàppale leen xool jeunes yi nga xam ne si ne am nañ talent am nañ ambition ñu teg leen loxo jàppale leen parce que nit kenn ku si nekk bala ngaa mënal sa bopp rek dañ lay teg ci aw yoon maa ngi remercier bu baax encore une fois président Moustapha Cissé Lo ci engagement boobu mu jël ba taxaw ne moom retraité na dama lay nettali lu dafa am benn garmi boo xam ne dafa gis ab bic laajte lii mooy la ñu ne ko mooy bic mu ne lu ñu ciy def mu ne dañ ciy signé ay wax mu ne fen juddu na ñu ne ko lu tax mu ne wax bakkan rek lañ ciy teg nee na wax boole moo nekk dëgg ba loolu c'est-à-dire dafa dégager ne bic amul njariñ wax mais xam nga moo tax ma bëgg la wax ne la ay loi buy wax ne dañoo war a dem amu fi mais ñoom seen honnêteté moo leen war a may ñu tëdd ak seen conscience xam ne ka nekkoon depuis l'indépendance ci benn affaire ba fii loo ci defutoon mënatu ko cee defaat nga nekkoon man naa bàyyi poste bi jox ko sumay doom am na ñoo xam ne sax seeni sët fekk na leen fi yoo xam ne mën nañoo yor poste bi te loolu dara rafetu ci. donc suma réalisateur mi may xamal ne waxtu bi jeex na kon ñu sant la gërëm la bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi. waaw di leen remercier seen déplacement di remercier aussi metti na couvre-feu bi ngeen topp guddi gi ñëw choisir ma pour ñu waxtaan ci koor gi di ñaanal ñëpp kooru jàmm
yàlla may ñu woor ko ci jàmm mu jeex ci jàmm mbas mi fi nekk tamit yàlla jële ko fi ba ñun ñëpp ñu dellu ci suñu sago di rafetlu aussi programme bi nga xam ne si ne président jël na ko ci ak ay ñi ko ciy jàppale di rafetlu courage yu tamit ministre de la santé ak ministre Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñëpp vraiment gis nañ seen taxawaay merci beaucoup di santaat bu baax waa dëkk bi yëpp jërë ngeen jëf di sant suma sëriñ Mbacke Daba Sarr. macha allah jërëjëf général Diène Gueye waaye xam nañ ci émission à travers émission bi xam nañ ne général Diène Gueye la tudd général Diène kon dëkk fii ci Touba Ndiéné ñu koy ñaanal yàlla defal ko tawféex. defal ko waa Darou Manane mais Tabla Ndiéné. waaw Tabla Ndiéné fi la dëkk kon ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ak tawféex ci émission bi nga xamante ne moom la ñu defoon ak moom lii nag yéen rek la mais xëy na dinañ ñëwaat yeneen i bis waxtaanaat ak moom ndax ndaw la waaye teewut mi ngi bay waaram ci li nga xamante ne moom mooy dëkk bi di ndaw loo xamante ne lu bëgg dëkk bi la waaye tamit gis ngeen kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëme ci li nga xamante ne moom mooy par rapport ak mairie bi xëy na nag moom mairie bi moom yàlla dogal na askan wi am nañ bët biñ ci xool ba pare waaye nag gis nañ ne liggéey bi tamit yéen a ngi liggéey kon yàlla na yàlla defal leen tawfeex te liggéey bi yëngu gi ak dal gi yàlla nañ ci dëjë ngërëmal Serigne Touba mi nga xamante ne moom la ñëpp liggéeyal kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ci ñi nga xamante ne ñu doon bàyyi xel émission bi Mourtada Fall moo nekkoon ci caméra bi waaye tamit ñu ànd ak suñu chauffeur di Abdoulahat Loum ñu koy ñaanal jàmm ak tawfeex sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh